lambaay yaa ngi lambaay randu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal kullu kuy bare way wi yaa ko moomee waaw nañu leen sargal di way we yande baro yudu fanandike yande baro yudu fanandike mumene fanda wado yande baro yudu fanandike yanne mbaro jutu fanandinke umete fanda mbaro yanne mbaro jutu fanandinke umete fanda mbaro tarata sinangindo fan nyunga nandangu tosando yanne mbaro jutu fanandinke umete fanda tarata sinangindo fan nyunga nanto sami mamlo yande baro yudu fanandike ayene fanda wando tarata sinangindo fan nyele nyunga nan pongolo yande baro yudu fanandike ayene fanda wando téléspectateurs yu Bantamba TV mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement bu mag mbokk yi ñu jàkkaarloo waat ak yéen ci biir Bantamba TV mbokk yi Bantamba TV tey ñoo ngi fii ci arène nationale tey Jamaïcain production moom moo fi woote waaye lëkkalu ci ak Luc Nicolaï Enco tey ci la Modou Lo ak Ama Baldé war a bëre waaye tey mooy seen jàkkaarloo bu njëkk fii ci biir arène nationale tey mbokk yi samedi di le 25 décembre di bés boo xamante ni maanaam bés bu màgg la ci làmb ndax tey ñaar ñi xale yi fi war a daje Modou Lo ak Ama Baldé war a jàkkaarloo war a waxante Ama Baldé wax jox ko Modou Lo wax delloo ko loolu nekk combat boo xamante ni combat bu doy waar la combat boo xam ni moom moo war a delloo làmb fa mu nekkoon ndax ñaari xale yi ciy daje seen dayoo seen tolluwaay ci wàllu làmb mbokk yi tey bu leen fàtte ni tey grand combat bi Baye Mandione ak Xoyantaan bu Gambie ñoom ñoo ci war a bëre ñoom ñaar bëri woon nañ fële ca Gambie wala combat bi jotul egg ndax problème mu ay di wey dañ koy dagg ak duñ ko dagg tey clarification la tey fii la lépp di leere fii ci biir arène nationale Baye Mandione ñëw na waaye ca kaw la yéegee ma nga sol drapeau Sénégal di drapeau ci suñu réew bàkku ci kaw tribune bi wàcc bàkku ci kanam tuuti dinañ leen ko dégtal ñu ànd ceeg Bantamba TV mbokk yi Thier laa ci àndal suma caméraman di ci ànd ak Pape Modou Mbaye le grand monteur mbokk yi suba le 26 décembre di bésu Pape Modou Mbaye le grand monteur gaynde Sewleef gi moo ko tuddee drapeau bu mag drapeau bu am solo mbokk yi Bantamba TV bëgg na leen wan li nekk ci biir stade bi waaye dafa am foo xamante ni dañ fa dëxëñ presse bi ne leen fii ngeen di toog fii ngeen di yem loolu nag yaakaar naa ne bu nu ko defee dina tënk lu bëri ci sunu liggéey waaye Bantamba TV dina fexe ba lépp loo xamante ni daf leen a fas yéene bégal rek incha allah dinañ ci fas yéene ànd ak yéen mbokk yi Bantamba TV la une télé une vision Baye Balla Mbuub la le gré du peuple maa ngi leen di béggee daa ngeen jëf one love ñu dugg ci biir stade bi xool li nga xamante ni moom mooy xew ci biir stade bi ma ànd ca Thier suma caméraman Bantamba TV une télé une vision come on. li règlement bi di bañ loolu la arbitre bi di wax
Issa Pouye numéro 2 ak Thiatou Ama ñoo nekk noonu si géew bi di waaj a bëre arbitre bi mooy wax ak ñoom arbitre bi moo arrêté gum combat bi di laaj ay assistance am laaj na Issa Pouye ba xam pare nga laaj na Ama Issa Pouye mu ngi topp ki nga xamante ni mooy Thiatou Ama Issa Pouye numéro 2 Thiatou Ama sànni la benn Issa daa mel ku yàqamti combat bi Issa mu ngay dem Issa Pouye moo sol ngemul xonk li Thiatou Ama moo sol ngemulu ñuul li ñu ngi leetoo Thiatou Ama dóor na Issa Pouye arrière laa ilaha illallah leetoo bi dafa gaaw sax Thiatou Ama Issa Pouye numéro 2 Thiatou Ama dóor na jàppante nañ diggante Thiatou Ama ak Issa Pouye numéro 2 ñu ngay leewtoo accélération bi taxaw na ñu ngay sànni loxo mais sànni amul benn ñi ndax dalul xeex na ñu ngay xeex jàppante nañ Issa Pouye mu ngay dóor yoho Thiatou Ama laa ilaa jël nañ saako yo quelle action waaye jël la amu fa arbitre bi dafa sifflé arbitre bi jox na victoire ki nga xamante ni mooy Thiatou Ama daan na kii di Issa Pouye loolu leer na action bi si biir la commencé wàcc si biti te règlement bi nee na action bi bu commencé si biir wàcc si biti jël am na kon ki nga xamante ni mooy Issa Pouye Thiatou Ama daan na ko jël bu rafet bu amul benn werante. li ma bëre xaw ma ko sax man parce que maanaam mën naa loo lii man li may bëre lii ci gën a ndaw. ñëwaatal si combat bi dafa mel sa adversaire dañ lañu waxoon li nga xamante ni moo la ëpp doole. maanaam waaw moom ëpp doole ci gisin nii mais suñu jàppante woon bëre ma woon Dakar gëm ni maa ko ëpp doole. ñëwaatal si combat bi. combat bi danoo ñëw ma dóor ko gauche droite ñu daw jaxasoo mu dóor ma ëppel kil ma fàq ko wéyale ko tuur ko mu jaaxaan. léegi lu nekk sa kanam lan la. dafa am bëri Liss Ndiago laa soxla. Laurent Ndiago yéen ñaar. non Laurent du ma moromam benn combat la bëre benn combat du ma rek 7 combat. 7 combat laa def 7 victoire. bu jugee si bu Siteu la. non bu ko rayoon sax du ma bëre ak moom. kullu kuy bëre way wi yaa ko moomee waaw nañ ko di leen sargal di way wee ñande mbaro juutu fanandike ñande mbaro juutu fanandike mumene fandan waalo ñande mbaro juutu fanandike allez ñu ngay leetoo bi sori na diggante Thiatou Kairé ak ki nga xamante ni mooy Nature ñu ngi noonu di leetoo mbokk yi tey fii 25 décembre ca arène nationale mu dox diggante combat xoyantaan ak Baye Mandione waaye li si spécial mooy combat buy dox le 13 mars 2022 face à face bi fii la tey si diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé ñu ngi doon di leetoo tàgg nañ leetoo ba Thiatou Kairé ak Nature Thiatou Kairé dóor na Nature fayu na Thiatou Kairé dóor na jàppante nañ diggante Thiatou Kairé ak Nature caxabal Thiatou Kairé caxabal na ki nga xamante ni mooy Nature caxabal bu amul fenn daan ko jëlee bu gaaw même pas 2 minutes kii di Thiatou Kairé daan na Nature arbitre ba yëkkati na loxoom Thiatou Kairé daan na Nature fii si stade arène nationale mu ngi noonu mu ngi gale yaabe exact lii mooy gale yaabe kon suba sotti na ko ndox ngir mu wàcc la ilaha illallah xoolal supporter ya ñu ngay wone seen bopp Thiatou Kairé Thiat lii lan la xale bu ndaw Thiat lii lu mu doon gis nga nekk xale rek di jàng bëre nekk Thiat caxabal bi fan la jógee mooy li ma wax rek barke Serigne Touba Mbacké waaw xale yi booy bandi bandulu laa soxla man mais ñëwaatal sa combat waaw sant yàlla rek nan nga def ba daan waaji ba daanee waaji dama ko dàq bëre fuuf wane nga ko waaw kese loolu la rek lan moo nekk sa kanam Thiat
Caatu Fora nu ma jël. Caatu Fora nee na Bébé Diène la solo rakku Bébé Diène a ngi nii. lii combat la de. barki Serigne Bamba ma woon ko lu curu cara. Caatu Fora. waaw nu ma jël. moom yaa ngi laaj mbër de. Alliance Balde. Alliance Balde. waaw loolu combat la jaadu. Petit maa ngi lay nuyu. waaw Modou Mbaye maa ngi lay fay doom lay Matar. ñu gis nga am affiche bu mag boo xam ne taxawal nga ko ci Espoir démarche boobu nan la demee. waaw météo na mais lépp du doon liggéey ak sunu staff quoi parce que dèjà géej nañ ci lamb ji moo tax bu ñu ñëwaat war na mën a indi image bu neex quoi ñu indi diggante Stade de Rebeuss ak Cité bu Ngor muy lamb joo xam lambu xele la quoi lambu amateur la tamit. combat bi kañ la. le 20 mars incha allah. waaw ñu ne ko def stade Iba Mar le 20 mars. kañ nga ko tuddee. Omar Sow PDG borom Bambey ki nga xam ne def social di sama xarit di sama grand frère di lépp ci man ma jël lamb tuddee ko muy nit koo xam ne Sénégal gépp xam nañ ay teraanga yi def ci aduna bi. mais lan moo tax nga jël ñaari mbër yooyu mu nekk ay mbëru gox nga dëggal leen grand combat. waaw damaa xam ne lamb ji bëri na coow parce que promoteur di ko bëggoon Matar bëri na yàlla def na ñun jot nañ si moo tax ñu jël ko tuddee ko suñu PDG Omar Sow teg ci ay bébé Wassintor teg na ko ci ak bébé Elton muy ay mbër yoo xam ne bu ñëwee si lamb ku ñëw lamb ji di nga kontaan mais lépp damay sant yàlla di sant sama ñaari waajur di sant waa Touba waa Ngoyal Sula sama dëkk waa Bambey di sant ñëpp ñi ànd ak Omar Sow comprends nga parce que moom tey feccum bu neexee rek nday jaago wala Matar ko suñu grand la suñu xarit la day jàpp suñu combat baax a baax di sant Aziz borom Colobane waa Pro Lavage ñëpp maa ngi di sant di la béggee yow sama waay nga di xam ne le 20 mars ku ñëw stade di nga kontaan parce que ki ma ko tuddee du ko ndaw réew mi yëpp xam na li muy defar réew mi yëpp moom PDG Omar Sow rek ñu joxe li nga xamante ni mooy coup d'envoi bi arbitre bi joxe na coup d'envoi bi diggante Xaysara ak ki nga xamante ni mooy Ibou Afia jàppante nañ lamb ji dana gaaw lee doon mi ngi dóorante Xaysara loxo ba sumeeku na Xaysara loxo ba sumeeku na oh dàq na ko loxo bee sumeeku Ibou Afia dàq ji na Xaysara loxo bee sumeeku ndeysaan ngeen samp nii si ñëwal waaw ñëwal rek Xaysara moo gën a ñuul jàppante nañ léegi combat bi jeex jàppante na ñaari mbër yi diggante Ibou Afia ak Xaysara ñu ngay daa mel ni dara am na fa de parce que ñoom ñaar ñëpp jàpp nañ ngemb diggante Ibou Afia ak Ibou Afia oh Xaysara takk na ko caxabal ba oh Ibou Afia daan na Xaysara ndeysaan jël amul fenn xoolal ma supporter Ibou Afia yi la ilaha illallah tey bii xale oh quelle déception pour Xaysara il n'a pas démérité franchement félicitations à Ibou Afia xale bu am mbooloo la ndeysaan xool leen ko noonu rek xale bu am avenir si lamb mbokk yi Xaysara daanu na si kanamu ki nga xamante ni mooy Ibou Afia diggante ki nga xamante ni mooy Modou Feugeula di rakku si Feugeula ak ki nga xamante ni mooy Mamba la numéro 2 lii rek grand combat la combat bi rek grand combat la
kon mbokk yi tey fii 25 décembre 2021 arbitre bi mi ngi waaj a siffler combat bi diggante Modou Feugeula ak Mame Balla Junior Mame Balla numéro 2 arbitre siffler na ñu ngi leewtoo ñaari mbëri bu ma moytuwul rek combat bi combat bu gaaw lay doon jàppante nañ ñaari mbëri la ilaha illallah jàppante nañ ñu ngi def bëre soose lii mooy bëre soose tël na ko 4 appuis am na 4 appuis am na arbitre bi nee nañu bëre arbitre bi nee nañu bëre arbitre bi nee nañu bëre Modou Feugeula mi ngi door 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 Modou Feugeula Modou Feugeula mi ngi door ki nga xam Mame Balla Junior mi ngi fayu li xew sànq daa mel ni jël am na waaye arbitre bi nee na allez continuer le combat c'est le combat de lutte affaire góor la loolu la arbitre bi wax warul yomb diggante ki nga xamante ni mooy Feugeula nekk ci écurie Bosco Sow ak kooku di Mame Balla numéro 2 nekk écurie bu Pape Diop Feugeula door na Modou Feugeula Modou Feugeula combat bi daa mel ni léegi mu jeex de Modou Feugeula Mame Balla Junior Mame Balla Junior Mame Balla numéro 2 daan na Modou Feugeula Mame Balla daan na Modou Feugeula Mame Balla numéro 2 daan na Modou Feugeula la ilaha illallah combat bu nar a yéeme lay doon la ilaha illallah quelle déception pour Modou Feugeula Modou Feugeula am na lu ko métti Modou Feugeula moo jekk woon combat bi waaye daa am lu ko métti mu ngi dem si arbitre ya Modou Feugeula mu ngi dem si arbitre yi Modou Feugeula dem na si arbitre yi Modou Feugeula
diggante Boy Baldé ak ki nga xamante ni mooy Karaas Boy Baldé dóor na Karaas dóor bu dal Boy Baldé jël na Karaas lamb ji léegi mu jeex diggante Boy Baldé ak Karaas Boy Baldé nekk écurie Falaye Baldé mbokk yi bu ngeen xoolee ngeem bi rek seen xel dafay dem si li nga xamante ni mooy Banta Fuladu Boy Baldé Karaas lamb ji léegi mu jeex Boy Baldé ak Karaas Boy Baldé jàpp na mbot ba oh là là ndeysaan Boy Baldé ak Karaas ñaari xale ñu ngi wane seen bopp caxabal ba Karaas bañ na mbot ba lamb ji neex na ñu ngi si suuf ñaari mbër yi jógaat nañ laa ilaha illallah xale yi dañuy bëre ñëw ñu pour xeex dañuy wane ni carrément ay xale lañ dañuy contact diggante Boy Baldé ak ki nga xamante ni mooy Karaas lamb ju nar a neex la Boy Baldé ak Karaas ñu ngi bëre fii si arène nationale lamb ji rek lamb ju mag la ndeysaan Boy Baldé Karaas moo leen woon ginnaaw noonu borom ngemb bu xonk bi Boy Baldé ngi dóor pour mu siggi Boy Baldé ngi dóor Boy Baldé dugal na bopp ba lii la bëggoon looloo tax muy dóor ay uppercut pour Karaas siggi mu dóor ko li nga xamante ni caxabal ba Boy Baldé teg na bopp ba Boy Baldé teg na bopp ba Karaas daan na Boy Baldé amaa ngi koy xool laa ilaha illallah Boy Baldé am na lu ko métti Boy Baldé am na lu ko métti da doon mbot far mu jiitu ndeysaan laa ilaha illallah xoolal ma lii si diggi géew bi waaw waa ji daa kontaan mooy coach ba ndeysaan Boy Baldé ngi doon dem si Ama Baldé ndeysaan encouragement yi Boy Baldé il est très fair play mais c'est ça la lutte c'est ça lii mooy lamb ndeysaan kon mbokk yi diggante Boy Baldé ak Karaas Boy Baldé moo daan Karaas moo daan ki nga xamante ni mooy Boy Baldé waaw loolu la ñu wax ñoom mais stade bi ñu ci nekk ñëpp xam nañ dama kaa daan quoi mais yàlla may nañu daal yoon am na ñun dañ def lu ñu yoon may parce que bu dafa loon kat ab yi man du ma bàyyeeku man dama bàyyeeku tala sama loxo ñëpp gis ni daanu na moo tax ma bàyyi. da nga jàpp ne dafa def kat ab yi. non dafa daanu dafa def kat ab yi bu leer te dënn bi dafa tax suuf comprendre nga c'est que arbitre yi ñooy woote non violence te loolu war na mën a ñàkk si làmb xam nga dama wax loolu parce que damay sangoo samay butéel amul lu ñu may waxul làmb ji 3 mois la wax def sama xaalis comme du ma ñëw fii di sorxe sama combat damay jël sama temps teg ko ci yoon comprendre baax su ma ko tegee ci yoon lu ma yàlla may ma am loolu la ma yàlla may mais doo waaxuloo nit ki mu yàq combat am daan jël bu leer ba ngeen gis ko ngeen xeex ko ndax lan ndax li mu doon def ay butéel ak yooyu noonu. ban moment nga sentir ni dafa def kat appi. moment bi ma tey soxla ma ko dóor tànk mu tëdd loolu yéen a ngay gis ci télé bi fële mu leer naññ kat appi ak stade bi yëpp jóg taxaw am nga la yoon may. am naa lu ma yoon may incha allah bu ma dee sama recours day génn bu loolu amul ñu xam ne làmb comme li ñuy woote nekk ci ok maa ngi jégalu nag. jërëjëf amul solo. yaa waaw laa ilaaha illallah Muhammad salaay salaam ma sante sang yi muy Seydina Muhammad salaay salaam sant sëñ Abdou Karim Mbacké borom maxri max la sant sama sëriñ Ablaye Wade sant nag as ndoy borom ndikku man waa Guyar transport di sant nag ñoom Modou Fall ñoom Dame Diop borom Diourbel ak ñoom Cheikh Khoudia ñu ngi ma leen sant baax di leen gërëm Lirou Diane def na na ko gars yi jox 10 millions mu mën a bëre man quoi yaa ngi Lirou Diane waaw léegi nag Lirou Diane monsieur le président Macky Sall ak Marème Faye Sall comme ñoo maa bëggee seen bopp te yàlla rek a tax dama bëgg ñu jox ko 10 millions yaa ngi rek léegi lu ko laaj tëgg ko wala Gaston Mbengue sëñ Modou Niang man daal taxaw naa fu mu toll 10 millions lay laaj mais léegi boo amul Lirou Diane est-ce que yaa Boury RFM nekkul combat bëri ñaar yoon laa ko daan non déet Boury moo la mujjee daan bëri daan na ko 6 fois bu wax loolu mujjee si combat Ama Baldé Malick Niang laa ko mujjee daan Demba Diop kan Boury RFM maa la wax la bokk ma ak ñoom ñaar combat boole na leen bokk ma ak ñoom dépassé naa ko bokk ma ak ñoom yow Lirou Diane ngay Lirou Diane daan na ñoom may ko sens kon laa koy may ko succès yaa koy may sens barke sëñ Bamba barke sëñ Bamba si diggante ki nga xamante ni mooy Batista ak Ibra Ngabou lamb bu nar a neex lay doon ñaari xale yu ñemante lañ
ah dóor jàppante nañ ñu ngay dóorante jàppante nañ plaqué ñaari mbëri jàppante nañ Batista ki nga xamante ni mooy Gaabu ñaari xale yu ñemente lañ mbër ba wàcc na moytul kar appi wala nga samp sa bopp Ibra Ngaabu Batista numéro 2 moo nekk écurie xam sa cosaan bu ginnaaw raay ak parcelle mbooloo jeex na arbitre lu arbitre wax arbitre bi nee na daanagu ko Batista mi ngi dóor Batista yoro na ko yenn na ëñ Batista ak Ibra Ngaabu ndeysaan Batista doole la koy jaay lu mu fournir moo bëli moo tax mu taxaw moom Batista ñaari mbëri taxaw nañ dañoo sonn dañuy noppalu diggante Batista ak Ibra Ngaabu action léegi mu am dañoo sonn ndeysaan Fallou leer nga wax ñaari mbëri dañoo bàyyi waaw ñu ngi bëre mu toll nii moom ku ëpp endurance da ko bëgg a imposer doole te nag dafa waa ji daa tuuti rek Ibra Ngaabu daa tuuti rek waaye am na doole bëgg ko saaxee mais xamul ne jantul ne mais dangar jàng si biir waaw loolu la nag ndeysaan fasal na ko tey de combat bu nar a métti arbitre baa ngi wax ak ñoom daa mel ni arbitre arbitre baax na de sama téeméer maa waddu lii rek grand combat la ndeysaan ay combat yu neex ñoo am fii tey arène ho Batista yenu na saaku ba allahu akbar Batista xale doole Fallou nee na xale doole ndeysaan waaw combat ba jeex na kullu kuy bare way wi yaa ko moome waaw nañ ko di leen sargal di way we yande mbaro yutu fanandike yande mbaro yutu fanandike mumene fanda walo yande mbaro yutu fanandike yanne mbaro yutu fanandinke umeke fata duwalo yanne mbaro yutu fanandinke umeke fata duwalo tarata sinangindo fan nyunga nan lambu cosando yanne mbaro yutu fanandinke umeke fata duwalo tarata sinangindo fan nyunga nan cosani mamlo yande mbaro yutu fanandinke umeke fata duwalo tarata sinangindo fan nyele nyunga nan pongolo yande mbaro yutu fanandinke umeke fata duwalo Pariole, Kiwangina, mbokk yi jërë ngeen jëf Bantamba TV ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi ñoo ngi ci samedi 25 décembre mbokk yi tey di bis bu mag ci wàllu làmb ndax ñaar ñi fiy daje tey diggante Baye Mandione ak Xoyantaan waaye mbokk yi am na ñaari champion ñaari ndaanaan yoo xamante ni ut nañu làmb tey waroon nañ fa jàkkaarloo ku ne wax jox sa morom
muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé. Ama Baldé gis nañ ko ci biir stade bi dugg si na def ay déebam def comme ni mu ko daan defee Modou Lo dégg nañ ñu yëg si na ba ci buntu stade bi waaye xamuñu lu ko tee dugg ñii ñu ngi naan ay booy ñoo nekkoon ci buntu bi di sànni ay xeer di def ay affaires yoo xamante ni da ngay mër moo tere dugg si mbër mi waaye en tout cas Ama Baldé dugg si na ba ci biir stade bi yëngal na yëkkati na public bi def na li mu daan def comme ni mu ko daan defee mbokk yi cey boobu combat bi nga xamante ni tey amateur yëpp moom la ñuy xaar supporters yi di ko xaar réew mi moom la ñuy xaar bitim réew di xaar combat boobu laay la laa xoyantaan dañ na nen diggante Sénégal la ak Gambie waykat boo ko wayoon Sénégal ak Gambie ay doomi ndey la ñu ku leen jéem a jowaale doo jaar ci yoon loolu la waykat ba wayoon jégal saaxo ndeysaan arbitre bi mi wax ñaari mbëri mi ngi leen di wax li lamb nangu ak li lamb bañ un grand arbitre dans ce pays mooy arbitre combat bi Malick waaw sifflé na combat bi ndeysaan Baye Mandione moo ñu woon ginnaaw xoyantaan moo ñu woon kanam waa Gambie ngi noonu ci kaw tribune bi ànd ak seen doom indi ko fii ci Ndakaaru fii ci arène nationale muy jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione doomu Caaroy géej bi ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñu ngi léewtoo bu leen fàtte ni bii mooy seen ñaareelu combat bu njëkk bi Gambie lañ ko bëri woon waaye jotul egg bi mooy seen ñaareelu combat mbokk yi drapeau Pape Modou Mbaye ci la ñu jëm suba le 26 décembre ànd ceeg gaynde ak sew leef gi bu nu ko fàtte waaye maa ngi ñaanal Ndeye Mbaye Mbuub suma rak 25 décembre heure bu ñëwee sama xel dem ci moom sama rak ji yàlla na buur yàlla xare ko ca àjjana firdawsi maa ngi koy jaale bu baax Demba Kassé di ko jaale ay Taba Diop di ko jaale yaayu ndaanaan ni Samba Ngone yàlla na buur yàlla xare ko àjjana 25 décembre une date historique souvenir indélébile ndeysaan ñu ngi léwtoo Baye Mandione mi ngi dox ci kawam Baye Mandione ak xoyontaan Baye Mandione mi ngi dox ci kawam xoyontaan mi ngi koy wër-wërloo Ndione sànni na coup waaw daje nañu laay la arbitre sifflé na arbitre sifflé na Baye Mandione Ndione arbitre sifflé na Ndione arbitre sifflé na Ndione arbitre bi daf la wax lu leer da leen ni sifflé moo leen di boole waaye moo leen di takkale waaw da ngeen di bëri Malick Ngom la c'est un grand arbitre Malick Ngom la moom moo arbitré woon diggante Modou Lo ak Eumeu Sène laay la ñamante nañu xamante nañu laay la bu arbitre sifflé waatee dañuy songo arbitre sifflé waat na combat bi diggante Baye Mandione ak xoyontaan Baye Mandione ak xoyontaan Baye Mandione mi ngi dox ci kawam Baye Mandione xoyontaan Baye Mandione mi ngi dox ci kawam Baye Mandione mi ngi dox ci kawam Baye Mandione loolu naturam la buy bëre day dox sa kaw day dox sa garde mi ngi dox ci kawam waaw daje nañu fa la lamb ji di jeexe dëkk nañoo ñamante xamante nañu fi mu ne Baye Mandione xoyontaan jàpp na ci geño gi Baye Mandione xoyontaan Baye Mandione xoyontaan Baye Mandione ak xoyontaan sëq na ci geño gi téye ba mu dëgër daal di ràcc ñaari tànk yi xoolal loolu ndeysaan Sénégal ak Gambie la ay doomi ndey lañu maa ngi nuyu waa Gambie yëpp ndeysaan
ndeysaan jàppante nañu Baye Mandione hypercule Ndione mi ngi dewr hypercule Ndione hypercule Xoyantaan dafa téye ci gaño li ba mu dëgër xaw ma lu mu bëgg a def Xoyantaan jàpp na ba mu dëgër waaw Xoyantaan jàpp na ba mu dëgër Baye Mandione moytul ñu tegal la 16 Baye Mandione Xoyantaan waaw Ndione li nga maye dafa bëri Ndione li nga maye ëpp na waaw Xoyantaan Baye Mandione waaw Ndione dóor na ko mu daanu laa ilaha illallah Ndione dóor na Xoyantaan mu daanu 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 laa ilaha illallah waaw lamb jaa ngi noonu ndeysaan Ndione dóor na Xoyantaan mu daanu ndeysaan fair play ndeysaan waaw Sénégal ak Gambie ngi noonu ndeysaan waa Thier xoolal lii sama yaram a ngi daw ndeysaan lii mooy sport lii mooy lamb lii mooy sport lii mooy lamb lii mooy sunu cosaan fair play dafa baax ci lamb ci lépp lu mu mën a doon ci bépp sport Sénégal ak Gambie la ñoo bokk ndey ak baay ndeysaan Baye Mandione ngi noonu clarification la woon daje woon nañu fële ndeysaan daje woon nañu fële ca Gambie Ndione waaw amul xol nii la mel amul xol bee rafet ndeysaan xol bee rafet Sénégal Gambie la tous non lamb ji daa wone doole bi Sénégal ëppee Gambie doole rek loolu dafa leer tey ni la mën a demee Baye Mandione dafa pare lamb ji billaay wallaay te yàlla da koy fay xolam koy jox Ndione da xam nga amul choix Ndione fu mu nee nii nañ ko fay xaas baax rek ku ñëw baax na non man du ma ko digal Tapha Tine nii waaw non dama bëgg ñu tegaat yeneen ñaari victoire wala ñetti victoire. jërëjëf mbokku téléspectateur yu Bantamba TV mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon rek ci départ bi sama plateau bi ma leen di nuyu waxoon naa leen fii la ñu nekk ci biir arène nationale un grand combat amoon fii nga xamante ne mooy arène nationale grand combat bi doxoon ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione ak Xoyantaan bu Gambie gis ngeen combat bi nu mu mujjee daanaka dóor mu daana ñu bëri moom la ñu gisoon ci combat boobu njëkkoon nañ ko bëri ca Gambie waaye gis nga na mu mujjee woon ca Gambie mujjul am ñu ñëw fii ci arène nationale fii ci Dakaaru tey gis nga ñu bëri bu neex xeex bu neex Baye Mandione dóor Xoyantaan mu daanu Xoyantaan ñu ngi koy encouragé bu baax a baax mbokk yi di ko nuyu bu baax di nuyu waa Gambie di leen xamal ni Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mbokk yi gis ngeen Ama Baldé ñëw na ci biir stade bi tey dafa waroon a jàkkaarloog ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo le 25 décembre 2021 ñëw na ba ci biir stade bi Modou Lo nag dégg nañ ni ñëw na ba ci buntu stade bi mais xamuñu lan moo ko téye ba dugul ci biir stade bi parce que boobu ñun ñu ngi ci biir stade bi mais en tout cas combat bu doy waar a ngi noonu combat bu teel a am coow combat boo xamante ni moo nar a delloo lamb fa mu nekkoon lamb suñu cosaan lamb suñu sport national mbokk yi Bantamba TV la une télé une vision Pa Modou Mbaye le grand monteur laa ci àndal Thier suma caméraman Matar mo Ahmadou Fina maa ngi lay bëggee Amina jaa ngeen jëf mbokk yi lépp ci biir Bantamba TV lay xewee Bantamba TV mbokk yi dafa fas yéene ànd ak yéen bëgg lente ak yéen ci wàllu lamb comme ni ñu koy defee saa su ne ndax lamb suñu culture lamb suñu sport national mbokk yi maa ngi leen di bëggee
bu baax a baax drapeau Pa Modou Mbaye maa ngi leen koy fàttali suba la de le 26 décembre ñu ànd ceeg gaynde seew leef gi Gibson Jibi Njaay xale seew leef gi nee na Pa Modou Mbaye lu tuddee drapeau bi Gibson dootoo ko defati géwël yi nañ takku ba dëgër ànd ak Pa Modou Mbaye le grand monteur ñëw ànd ak yow ci sa làmb ànd ak yow bëggalante ak yow mu neex mbokk yi lii leen leen jëlale li nga fi nga xamante ni moom mooy arène nationale ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen jox dig daje ci beneen émission incha allah ci beneen numéro ci biir Zoom Lutte lépp ci lay xewee Bantamba TV une télé une vision mais Pape Pa Modou nii lay def Pape Pape lii laa namm Pape lii Pape lii laa namm Pape bonus lii Pape naa lu tol ay verre nag Pape fa mu écran bi la écran bi ma lambaay yaa ngi lambaay randu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal